jël la sànnil suñu karti xam ne ñi duñ ko réccu ñu nag Abdou Dédé xam ngeen ni Allah accu juge yow fu sori xam li askan bi dundu metit bu yàgg te yaa ko wara fompal ñu suñu xol yi defar suñu zone bi ànd liggéey gox bi loolu mooy devise bi gis nañ sa taxawaay sa discours wane na lépp man c'est Abdou Ba la maire. Est-ce que pare ngeen ñu dem jëli ko ak suñu maire madame Soxna Mbodj monsieur Abdou Ba notre fierté ànd liggéey suñu gox moo ñu yitteel ñu ngeen ñëw pour jëli ki fi ne xeetali suñu askan élection ñoo ko moom teg nañ si suñu bakkan dina metti si moom ndax day yëg suñu askan 26 ans de pouvoir gisuñ fi loo yor sa askan jaay suñu suuf sàcc suñu koom comme si yaa fi chef léegi gis nañ ko ñu bari nañ ñu abal suñu seen notre maire Abdou Ba dinañu wàcce suñu stress. Est-ce que pare ngeen ñu dem jëli ko ak suñu maire madame Soxna Mbodj monsieur Abdou Ba notre fierté ànd liggéey suñu gox moo ñu yitteel. Madame la maire, votre disponibilité aujourd'hui bàyyiwul benn yoon événement bi échoué mobilisation bi bettuma. Madame la maire di la wax ni gis nga suñu mbooloo mi boo ko xoolee bu baax boo ko étudier di nga xam ni la majorité c'est des mères de famille te ki di mère de famille di électorat on a un électorat de qualité te du lii kese ndax bëri na ñi nga xamante ni bëgg nañ fi teew waaye li leen tere ñi teew fii xëy na njaboot moo leen téye wala xat-xat wala guddi bi ñuy organiser suñuy meeting waaye nag dañ koy sante yàlla te xam ni guddi rek la mën a le madame la maire organisation bi yow yaa ko waral ndax madame la maire tey gii yow mii tey fi nga yóbbu fi nga yóbbu politique bi da nga changer facette bi carrément fii ci Yalaar ñun rek la ñuy soog a sentir ni campagne am na sama mbokk jigéen yaa ngi nii duñ ma bàyyi ma fen ren lañ koy soog a sentir xale yaa ngi koy soog a sentir maire yaa ngi koy soog a sentir parce que dafa am loo xamante ni da nga koy yee si ñoom moom mooy lan moom mooy li naar di wax xanu na maanaam yow dafa am loo benn sensibilité bi nga créé sa diggante ak ñoom te loolu nag madame le maire loolu moo tax yow sa yéen dafa diis sa yéen dafa diis waxoon naa la ko dama la koy waxaat tey madame le maire sa yéen diis na lool waaye xamal ni ñun ak yow ñooy ànd ñu gunge la ba ci maire ba ñu ànd yenu ko ba 5 ans yi mat ñu toogaat ñu falaat ñu madame le maire ndax ku liggéey ñu fal la 4-4-2 bi nag dama koy bàyyi duma ci wax liir naa ko duma ci wax waaye dama bëgg li nekk ci 4-4-2 bi ngeen jëfee ko te boo leen ko jëfee monsieur le maire nu mu yàggee ci commune bi yàggeewu fi fulla yàggeewu fi fayda yéen di ngeen fi toog def fi lu ëpp loolu ndax fulla ak fayda ngeen nar a def ñu ànd ceeg yéen guddi na nag mënumaa guddal ndax guddi na waaye duñu tàyyi di leen remercier ndax ku bàyyi say nelaw bàyyi li ngay def yëpp nga ñëw teew pour xaar la yow waaye xaaraale ñu ñun ndax buñ ñu mayul woon nopp am na feneen fu ñu la mën a xaaree fu dul fii waaye respecté ñoo tax yaakaar ñoo tax am suñu yaakaar ba pare jiital ñu ba pare nangu suñu leadership madame le maire on est touché te loolu yëpp yow yaa ñu ko yóbbee donc ñu ngi lay remercier di remercier assistance bi yëpp merci beaucoup. merci. donc damay ñaan. nuyu nañu ñëpp di beral nuyoo mbokki waa Yalaar vraiment di rafetlu la forte mobilisation et la belle organisation machallah réussir ngeen di jaajëfal le comité d'organisation damay bañ a lim ndax ku lim juum mais bàyyiwuñu kenn ci waa grande coalition bu bokk fii ci zone bu Yalaar ak sous zone Bawar bàyyiwuñu kenn vraiment seen liggéey rafet na machallah. Vous n'avez pas besoin de recruter un mercenaire pour dëgg-dëgg def cette forte mobilisation soxlawu leen recruter mercenaire feneen
soxlawu leen wuti star pour mobiliser tey mobiliser ngeen mobilisation bu mag a mag te tey buy star di am xëy na mooy madame le maire Adja Soxna Mbodj ak monsieur le maire Alaaji Abdou Ba ñoom ñoo fi star soxlawu leen jëli ji ministre soxlawu leen jëli ji keneen pour def mobilisation mention spéciale à vous lii nag li muy wane dafa am signification yu bare day wane ni nit ñi am nañu engagement am nañu détermination pour une seule cause indi changement fii ci commune u Diama te xam nañ ni changement boobu équipe bi ko incarné mooy la grande coalition ànd liggéey suñu gox dirigé par madame le maire Adja Soxna Mbodj ak monsieur le maire Alaaji Abdou Ba Diama am nañu yaakaar ci coalition bi yal na bu yàlla tas yaakaar fii ñu nekk nii ñëpp gis nañu campagne électorale bu ren bi ni ko sama jigéen Aminatou Fall waxee campagne bi madame le maire Adja Soxna Mbodj daf ko révolutionné campagne électorale fii ci commune Diama ren Adja Soxna Mbodj daf ko révolutionné fii Tyson yóbbu woon làmb ji yóbbu na fa tey politique fii ci commune Diama mooy coow li coalition yëpp tey jàpp naa ni thème de campagne bi mooy Adja Soxna Mbodj fu ñu demee ba ay ministre de la république taxaw ci place bi def seen discours yëpp di ko def ci Adja Soxna Mbodj macha allah yal na la yàlla lafal cat même ñi nga xam ne ci opposition bi ñu waroon am un seul adversaire mu nekk le maire sortant du ma wax sax le maire sortant ancien maire la c'est fini dimanche naka tey ancien maire lañ koy wax jeex na mais bu boobaa niñ ko ñaane woon madame le maire Adja Soxna Mbodj ñu def ko rek maire honoraire ah li may wax li gën a am solo tey mooy campagne électorale bi ñu toll ni koy grande coalition di defee ñëw di xool lan moo amal njëriñ askan wi ñu nekk ci waaye différence boobu xam ngeen lu tax ñu def ko boo ngeen xoolee yeneen 5 coalition yi fi nekk coalition bu ci nekk soit nit ku nekk Saloum wala nit ku nekk Fouta wala nit ku nekk Casamance moo tànn candidat ba wala waa ji yeewu ni mën a du yow benn candidat tey moo fi nekk nga xam ni askanu commune Diama daanaka ñoo dajaloo tànn ka ndax responsable élevage yi responsable agriculteurs yi responsable jeunesse bi responsable famille ñooñu ñoo composé la grande coalition ñooñu ñoo tànn madame le maire Adja Soxna Mbodj mu jiite liste majoritaire ak monsieur le maire Alaaji Abdou Ba pour la liste proportionnelle. kon coalition bii mooy coalition askanu commune Diama le programme 442 mooy programme askanu commune Diama jàpp naa ni programme boobu waa Diama tànn nañ ko mais waa Yàllaar tànn nañ ko ba pare kenn du leen tardel ci ay faux débat yi fi doon am ay transfert jëlee mairie yóbbu ko fële loolu c'est un faux débat yëfu ragal la discours ragal la yéen coalition bi ñi ngeen ci gis benn nit rek moo ci dëkk Mundo muy ci leader jërëjëf imam encore une fois moo ci dëkk Mundo ñeneen ñi Yàllaar bi la ñu dëkk ñeneen ñi tàkk gañ lañ dëkk ñeneen ñi dëbi tiget ñeneen ñi cañal de benn nit rek mu jël mairie bi ni daf koy yóbbu Mundoom loolu xam ngeen waxu naxa sa xandang la li ñuy wax nag ci ay affaire suuf fii dafa amul suuf bi nga xam ni sax nit dana jël di ko joxe suuf si pasar nañ ko sama xarit Medoune Diop wax naka léegi kuy jaay ba jaay armeel kooku kay moom wax dëgg yàlla lu muy ragal lan lay ragal ci Adja Soxna Mbodj war ko mën a remplacer boppam lay ragal waaye ragalul askan wi ndax faalewul askan wi balaa mu leen di faale rek ñu toll ci campagne électorale ñuy def ni mais loolu c'est révolu nit ñi yeewu nañu dootu fi am c'est une vieille histoire ni ma koy waxee nag nañu jublu ci mbiru askan wi li ma naan askanu commune Diama dañu yónni yàkkamti ñu pare pour le 24 incha allah ñu commencer dérouler le programme 442 damay dégg gars yi di wax programme mais ñun suñu programme du programme bi nga xam ni dañu recruter ay experts ñu bi defar ko du programme bi nga xam ni dañu toog ci biir néeg bind ko programme la bi nga xam ni ci assises yi ñu defoon les assises de la commune de Diama fa la ñu jëlee programme bi ñu lancé woon que le 18 septembre passé ñu dem ci askan wi saytu seen i jafe-jafe lépp li nga xam ni seen jafe-jafe la ñu jël ko tënk ko
defar programme bi ba ñu defaree programme bi génnee wuñu ko de dañu wër commune Diama soumettre programme bi à l'appréciation populaire pour ñu valider ko et c'est extrêmement important kon grande coalition yéen a ngi jàngale politique fii ci commune Diama mais yéen a ngi koy jàngale ci Waalo yéen a ngi koy jàngale ci Sénégal yëpp kon chance bii ñu am nii parce que dama koy wax toujours ni électeurs yi ñoo ngi xaar candidats yi ci 5 pays pays bi ci njëkk muy programme bi na nekk programme bu amal njëriñ askan wi waaye beneen pays bi mu nekk lu am solo muy les porteurs du programme boo ngeen xoolee coalition yi yenn coalition yi benn nit moo ko yore waaye coalition bii Adja Sokhna Mbodj comme niñ koy wax le meilleur administrateur c'est celui qui est bien entouré elle a un bon entourage macha allah fii boo xoolee ay chef d'entreprise ñoo fi nekk ay opérateur économique ñoo fi nekk responsable jeunesse ñoo fi nekk responsable femme ñoo fi nekk ñii fi nekk nii macha allah képp ku ñu wër nga am fit xool leen ñii toog nii ci présidium bi macha allah waaye bu ñu jógee ci les porteurs du programme ñu ni ñooñu ana lan mooy seen profil ana lan mooy seen parcours ana ndax ñoom am nañu patriotisme bi boo ngeen xoolee ci parcours ñi fi nekk tey jii lu tax ñu wóolu leen ba ñoom ñëpp ku ci nekk ñu yor ay ndomb tànk nekkal askan wi dëgg-dëgg nekk nañu ay nit ñu am solo profil yi ni nga ko waxee woon ay chef d'entreprise ñoo fi nekk ay opérateurs économiques ñoo fi nekk ay cadres dans l'administration sénégalaise ñooñu ñoo fi nekk askanu commune Diama dana gis ñii di tànn ñeneen duñu ko def choix bii la ñuy def la grande coalition dirigée par madame le maire Adja Sokhna Mbodj la ñuy tànn. patriotisme bi ni ma ko waxee woon sànq kii taxawul ni mana dañu dajaloo grande coalition projet bi diis lool il faut nga nekk ki nga xam ni da ngay fàtte sa jëmm fàtte sa parti politique jiital njëriñu askan bi pour mën a dem jusqu'au bout ñun loolu la ñu doxal gars yi naan kañ la ñuy tànn candidat ñu nekk ci liggéey bi parce que liggéey bi moo amoon solo ñenn ñi nga xam ni xëy na tuur dugub bi jaaxal na leen dañu daw dem beneen camp yi ñeneen ñi nga xam ne bëgg fal wala bëgg siiw daf leen intéressé dañu daw waaye ñi nga xam ne askanu commune Diama kese moo leen intéressé dañu des dans la grande coalition ba tey jii ñu jiital madame le maire Adja Sokhna Mbodj le 23 janvier incha allah mu war a nekk la première mairesse de la commune de Diama. dama ne dafa am sama benn xarit bu ma woo munu ma neexul ba neexul waaye sa candidate bi am na buzz ndax madame le ministre Adja Khoudia Mbaye dafa dem ba jël ko def ko thème de campagne di sensibiliser waa commune bu Gandon naan leen commune u Diama de yeewu nañ ci jigéen ñi ñoo ngi bëgg a fal jigéen yéen ngeen am mairesse ngeen am maire bu jigéen fexe leen ba ngeen téyewaat seen maire ndax waa Diama ñoo ngi waaj a fal jigéen Khoudia Mbaye ministre mooy wax loolu kon xam na enjeu yi fii au niveau de la commune de Diama gars yi nañu téye ci lii waay Yàlla nag a déjà fait le choix ñu xam ne Yàlla tànn na tàkk gañ tànn na cañalde tànn na Mundom tànn na Dabi Diga tànn na commune Diama tànn na inchallahu rabbi le soir du 23 janvier ni koy madame le maire di waxee fii la ñuy jaar inchallah jubal mairie ba le maire Oumar Sow dégg ancien maire bu boobaa madame le maire Adja Sokhna Mbodj defal ñu ko maire honoraire jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. A'uuzu billahi samiyal alim mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim bismillahi lazi la yudru ma ismi shay'un fil ardi wala fi samaa'i wa huwa samiyul alim. maa ngi nuyoo maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari wayjur di sant sama borom kër di nuyoo di jiital ci nuyoo bi chef du village ak imam di nuyu mbokki Allah di jiital ci nuyoo bi jigéen ñi kontaan naa trop macha allah tey bi ma ñëwee gis jotaay bi gis engagement yi gis des femmes déterminées gis des jeunes déterminés macha allah dama kontaan dama ni population Diama xaw ma ko doon nelaw waaye ñoom yeewu nañu macha allah
di nuyu góori Allah di nuyu mbokki commune de Diama yépp waaye di nuyu délégation bi ma àndal la grande coalition ànd liggéey suñu gox man nag yaakaar naa fi ma ñëw muy Naxla béréb bi ma taxaw tey jii li wolof di wax dindi tuuma yaakaar naa tuuma amoon na fi kon tey laaj na ma leeral ma dindi tuuma li may jëkkee mooy wax kan mooy Adja Soxna Mbodj Adja Soxna Mbodj mi ngi dëkk bu ñuy wax Bundum Barrage bokk ci commune de Diama Adja Soxna Mbodj yàlla def mu bokk ci jigéen ñi jëkk nekk conseillère ci commune de Diama ku ne xam na ni commune de Diama bi ñu defee découpage bi 2009 la 2009 la ñu découpé communauté rurale Ross Béthio mu génne ci biir communauté rurale Ross Béthio nekk commune de Diama ma bokk ci jigéen ñi jëkk nekk conseillère ci commune de Diama kon yaakaar naa ne kooku du ku ñuy jiital di ko wan ne kat demal nga politique li ma yàlla def ma dugg ci politique waaye bi may politique li ma ci dugal mooy bañ nooteelu askan bi comme ni ma koy wax développement lañ ma xamee ñaq jariñ waaye nag yàlla am na ay jaamam yoo xamante ni nii daf leen fi teg pour ñu xettali ñenn ñi wërsëg bi dafa koy wàcce waaye am na fa mu koy jaarale ci ay loxo kon jàpp nañ ni bokk nañ ci ñu mu sas pour ñu xettali askan wi kon suñu ñëwee fii 2022 campagne bi ubbi grande coalition am lu ko naxadi grande coalition li tax ñu créé ko mooy métit bi askan wi di daj ñu ni nañu boole suñu doole ñun doomi commune de Diama suñu localité kenn du jóge ci beneen gox di ñu ko defaral suñu localité kenn du jóge ci beneen réew du ñu ko defaral ñun ñoo ko war a mën a defaral suñu bopp ñu ubbi grande coalition te ba tey grande coalition tëjagul parce que ci biir askanu Diama am nañu ñu bokkal gis-gis te ba tey ñu ngi dugg ci firnde bi wane na ko léegi kon ñun li ñu ñor mooy 26 ans de souffrance naka la ñuy def ba indi changement boo xamante ni nii day tegu ci yoon waaye day tegu ci jéem a développer commune de Diama kon ñun duñu ay doxandéem fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu fekk métit bi dund ko ba mu jaral ñu woddu ànd suñu ay càmmiñ fas yéene sauver suñu ay moroomi jigéen waaye sauver suñu doom kon dama yaakaar ni Médoune li metti woon nag ba loolu sosu du dara lu dul 13 ay bésu 13 ba dañu woon mës dootu fi am waaye yaakaar naa ni bii bu ñu ko gisee tey duñu nelaw kon jàpp nañ ni commune de Diama li ñu nekkee te gëm ko muy changement dëgg la ci ñoom ndax yaakaar naa ni li teewoon 13 lu ko raw teewaat na fi kon yaakaar naa ne bu fekkee dañuy préparer waat di ñëw di jàppale bu yeboo ñu waajaat ndax mbooloo mi wane na ni li fi woon ñu ñëw di tuumaal yëngalul commune de Diama li ñu ñor mooy changement et que ce changement est porté par les femmes de la commune de Diama kon ñu ci sant yàlla bu baax a baax man nag dama yaakaaroon ni buñ nee sargal madame Soxna Mbodj xam nga lu koy faj lu ko doon tontu mooy sargal monsieur le maire loolu moo ko doon tontu
waaye du doon sargal ministre. kon li yëngu ci commune de Diama ba tax ñuy woote wall bi nag ngal la nañ ko teg ci dëgg waaye madame Soxna Mbodj dafa làqu ay nit a làqu ci ginnaawam di ko jàngal politique. man ñooñu ñuy wax ñooñu yoon joxu leen ñu def politique madame Soxna Mbodj politique am moo ko porter boppam ak grande coalition ku ne xam na ni ren jii ni mu mel mosu ni mel te li ko waral mooy métit bi dafa métti dañu fippu ñu ni madame Soxna Mbodj bu ñëwee day jël commune de Diama yóbbu ko xanaa commune de Diama amul ay intellectuel est-ce que maire moo yore compétence di découper ak di déplacer commune est-ce que maire am na compétence boobu ñu mel na ñuy waxal ay ñoo xam nit ay innocent lañu. beneen bi ci des ñu wax ne jigéen du jiite macha allah mi ngi taw macha allah mi ngi wis ah ñuy wax jigéen du jiite mais ana histoire di Waalo histoire Waalo anamu lu tax ñuy wax la reine Njëmbën Mbodj lu tax ñuy wax la reine Ndate Yàlla et ñi ko doon wax ñoom dañu fàtte ni ñoom ñoo sargal la reine Ndate Yàlla boo demee Dagana defal nañ fa estatem wane ni jigéen ji ci ñi samp Waalo ci la bokk te kooku ko waxoon kooku ko defoon moo ñëw fii di jàppale te naan jigéen du jiite xanaa dafa fàtte. Et pourtant la reine Njëmbët Mbodj boobu sëtam moo taxaw fii te dañu wax ni la ca maam sëta kay jël et loolu ki ñëwoon di ko wax fii kooku moo defar statut bi di wane màggaayu jigéen ci biir Waalo xanaa dafa fàtte loolu et ñun bu ñu kenn jaaxal nañu wax ji xam nga lu xew bëre bi incha allahu rabbi dañu ñaan yàlla mu àgg dañuy bëre faw sëgg bëre amul wuti wollu incha allahu rabbi kon jigéen du jiite jaaxle la jigéen day yëngal li fi ne ñun dañ ko won yoon rek yoonu 4-4-2 ñun dañuy anticiper dañu ñëw anticiper ci liggéey bi bu ñu ñëwee nii la ñu fas yéene liggéeyee nii lañ koy wane commune de Diama dañu commencé liggéey bi rek et incha allahu rabbi buñ ñu tegee ci commune bi loolu rek la ñuy wéyal fas yéene doon jaamu askan wi incha allahu rabbi kon yaakaar naa ni Allah bu leen kenn wax loo xamante ni teguwul ci yoon Soxna Mbodj tiitalewul kenn laa fi tiital de kenn laa fi tiital yaakaar naa tiitaluma askan bi de li ñu fi liggéey tiital askan wi la li ñu fi def tiital askan wi la mais benn nit leen fi tiital parce que boo ñu ñëwee ñu jox la suñu commune 26 ans liggéeyoo fa liggéey bu war keneen ñëw si 3 mois liggéey boo xam ne mi ngi lay corriger ngay liggéey de plus looloo la tiital ñun benn nit rek lañ fi tiital ah kooku mooy daw wuti wala waaye commune de Diama tiituñu dawuñu ragaluñ kon tuuma boobu foog ñu toog fii lañ ko waxee woon fii lañ koy dindee jigéen ñaa ngi jóg waaye di leen invité le 23 janvier carte yi tiit gi nag li koy mottali mooy jël carte bi carte ànd liggéey suñu gox dugal ko ci urne yi loolu moo fiy jëlee li fi nekk te bu ñu delloo kër yi nañu continuer ci sensibilisation yi nañu continuer ci porte à porte yi te comité électoral bi fi nekk dinañ duggaat ci biir zone bi gën a liggéeyaat gën a sensibiliser nit ñi dinaa dellu si ci kàttanu yàlla incha allah dellu si waat tuuti ci programme 4-4-2 programme 4-4-2 dañu lu tax ñu ni 4-4-2 dañ ko tëgg ci ñetti axe bu njëkk bi ñu ne bu ñu ñëwee
dinañ xool naka la ñuy ñoŋale suñu économie localité ci loolu ñu tëgg ko ci 4 programmes mooy 4 bu njëkk bi ñu ni suñ deuxième bi muy suñu capital humain ñu tëgg ko ci 4 programmes beneen bi mooy naka la ñuy saytoo suñu suuf boobu la ñu tëgg ci 2 programmes mu nekk programme 442 question bii nag fii ba campagne bi di jeex fu ma dem poser ko fa nee naa commune de Diama sur les 9 compétences transférées ban la ci gën a mokkal te di ko def ba mu jeex takk muy foncier bi moom de suuf bi lañ ko dénk boobu de moom dara desatu fi te li ci metti mooy commune de Diama jariñoo wuñ ko kon damay wax ni kooku la muy tiit wala la muy ragal ba di wuti wala moom moo ko xam waaye rendez-vous bi le 23 janvier la incha allahu rabbi si urne yi mënuñoo bàyyi pare te duñu ñëw ci programme 442 li mu réserver surtout jaune alar bi fu ñu dem ci jaune alar ñu ngi ñuy wax problème mu transportu xale yi bu ñu yàlla defee ñu tegu ci boppu commune bi incha allahu rabbi fas nañu yéene wut ñaari bis yoo xamante ni nii ci alar benn bi mu ngoog pour jàppale xale yi ci transport bi jàppale waajur yi ci transport bi parce que metti na trop fas nañu yéene itam def fi lycée incha allahu rabbi ci wàllu jigéenu alar seen yëngu mi ngi gën a féete ci tanari bi liñ leen mébatal mooy wutal leen ay équipement da ngeen di soxla ay gants yéen a ko wax équipement yooyu incha allah dinañ leen ko toppatool leen ay financement pour liggéey bi gën a yokk gën a dem ci kanam incha allahu rabbi kon comme guddi na te ñun ñaa ngi dem foofu la ñuy yem tey ci programme 442 waaye du ma jeexal te vraiment gërëmuma comité alar bi te Kawri Diop jiite ko vraiment tey organisation bi aw na yoon jigéen ñi muy Fatmetou ak Aminetou liggéey bi aw na yoon vraiment grande coalition ñu ngi leen ciy gërëm di bu baax a baax suñu xol sedd na te yaakaar naa ni xëy na ñi doon wut tontu xëy na daañu waajaat beneen bu tontu bi waaye yaakaar naa ne bii prouvé na ni commune de Diama plus particulièrement fi ñu ko defee woon muy alar tey la ñu gën a jàpp te duñu dellu gannaaw incha allah ba le 23 janvier vraiment ñoo ngi nuyu suñu waajur yi nga xam ne ñoom lañ fi am muy sama tonton Baba Fall Babana ak sama papa Da man mag ñi laa gën a xam parce que commune bi biñ ko sosee mag ñi ñoo fa nekk conseiller ñoom laa fa fekkanteel ma xamanteeg ñoom mais sant yàlla ba ma xamanteeg ñoom ci xam bu rafet te fu ñu toll loolu lañ may seedeel ci biir alar kon yaakaar naa ne keneen du jóge Dagana wala jóge feneen di ñëw di leen wax seen doom nii la mel parce que seen doom ànd na ak ñoom 5 ans ci biir commune bi 2009 ba 2014 liggéey ak ñoom te xam nañu seen doom lan mooy jikkoom ak lan mooy taxawaayam ci biir commune de Diama ci loolu lañ leen di woo Adja Soxna Mbodj mi leen wax ne ni ngeen ma soppe ni ngeen ma bëggee noonu laa leen gën a bëggee incha allahu rabbi te bu ngeen ma falee dinaa leen gën a prouver loolu ndax gëm naa ni dama war a jariñ askan wi ak grande coalition ànd ci ak monsieur Abdou Ba seen doom moom tamit bokk ci biir jaune alar di leen liggéeyal ngeen xam ko ci fulla xam ko ci fayda ñu nekk ci biir commune de Diama yëpp xamulee leen ci caaxaan kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous le 23 waaye balay boobu Diama di leen jox rendez-vous Diama ndax foofu mooy tëj-tëge te dañu bëgg mu saf sap incha allahu rabbi